ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu yaram bu nekk jarna fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. Vous êtes témoin d'un événement où vous avez des informations d'intérêt national, vous pouvez filmer et envoyer par email à infosunugal@gmail.com ou contacter le 78 140 56 56 disponible sur WhatsApp. moo xam da nga fekkee xew-xew moo xam da nga am information boo xam ne da nga bëgg ñëpp jot ci ni ngay def yomb na yónnee ñu ko sunu adresse mail bii di infosunugal@gmail.com wala nga woo ñu su numéro 78 140 56 56 mbaa nga yónnee ñu ko WhatsApp ci boobilee numéro boo ko defee àddina bi yëpp dinañ ci jot Sunugal 24 yéen nañ fi nekkal. point de la rédaction mbokki internet yi seetaan Sunugal 24 ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di am contenté tous les jours comme niñ koy defee di ñëw fii di waxtaanee lépp luy actualité rawatina les faits divers. Moustapha Mbaye laa ci àndal maa ngi lay nuyu bu baax Moustapha di la bàyyi nga nuyoo. maa ngi lay fay Cheikh Mahfous di am mbégte bu baax a baax di feggoo ak yow ci plateau bi ñuy waxtaanee lépp loo xam ne ñeel na actualité bés bu yàlla sàkk. ay wàllum politique la ñuy ñëw tey ak li nga xamante ni moom mooy parti socialiste ak sortie Serigne Mbaye Thiam mi nga xamante ni jamono ji d'après ni mu waxee moom siège ki nga xamante ni moom mooy secrétariat général loolu lay lorñe donc mu mel ne que ni ki fa nekk jamono bii di Aminata Mbengue Ndiaye par intérim moom ki nga xamante ni moom mooy Serigne Mbaye Thiam nee na dàqul benn yoon daal di nekk ca boobu les postes te am na ñoo xam ne si tamit ñu ko jege ñu ngi koy proposé loolu nga xamante ni moom mooy boobu les postes donc ci loolu la ñuy waxtaanee tey jii tolluwaayu ki nga xamante ni moom mooy Serigne Mbaye Thiam ci politique ak ndax dina mën a gérer loolu nga xamante ni moom mooy parti boobu di parti socialiste. Moustapha comme ni ma ko waxee par intérim la Aminata Mbengue Ndiaye nekk ci boppu parti socialiste te kii di Serigne Mbaye Thiam nee na intérimaire moom dafa am fu muy yem donc du yàgg donc court terme la mënul nekk à long terme donc ñoom jamono ji xam naa ni moom mi ngi bàyyi xel bu baax a baax li nu mel ba sorteem bi mu génn daal dina ci addu naka nga gisee waxam jooju nga xamante ni wax na ko niki samedi. waaw d'abord Mahfous lu normal la parce que bu fekkente ne da ngeen ne intérim la donc intérim dafay am àpp donc xam naa loolu ñoom waa parti bi dinañ xool xam àpp bi ñaata la war a durer ak fu mu war a yem 6 mois la wala 1 an la pour ñu doog a dem ci congrès nag xool naka la ñuy def ba am léegi véritablement koo xamante ne moom mooy doon secrétaire général parti bi wutu Ousmane Tanor Dieng dem si yàlla ci parti boobu nga xam ne moom moo ko yoroon mais maintenant débat bi mu posé nag dafa am lu muy wane rek dafay wane ne tey jii parti socialiste jógeegul ci guute gi mu dugg ba tey parce que yaakaaroon nañ ne bu Aminata Mbengue Ndiaye ñëwee ak le peu de responsable dafa desoon ñoom dinañ manque ànd liggéey de mais tey ji ce qui est sûr mooy bu ñu demoon congrès encore une fois parti socialiste dina jàkkaarloot ak ay institution parce que dina am ñoo xamante ne amaana bu ñu leen joxulee parti bi dañ fa jaaree dem seen yoon soit ñu créer seen parti bopp wala ñu wut feneen fu ñu dem parce que parti la boo xamante ne histoire am ak congrès doon na loo xamante ne du histoire bu rafet lool parce que ñi ngi fàttaliku congrès bi nga xamante ne mu amul le 30 mars 1996 ñu koy wax congrès sans débat bi amoon Abdou Diouf ak ba sax moo waral après Djibo Ka daal di xàll yoonu boppam daal di dem donc gis nañ ni tamit li nga xamante ne noonu la Moustapha Niasse génne ci boobu les parti donc mi parti boo xamante ne yàgg naa subir ay départ yàgg naa am loo xamante ne ay nit ñi beddeeku lañ di dem mais bii pas li si particularité bi mooy ki nga xamante ne moo nekk secrétaire général parti bi yàlla daf ko moom mu jóge fi léegi bu mu fi jógee ñi fi des nag ñu am koo xamante ne secrétaire général adjointe bi la mooy Aminata Mbengue Ndiaye mu wuutu ko ci léegi kooku ko wuutu nag tey jii am na ñoo xam ne dañoo jàpp ne sax texte parti prévoir woon pour mu jiitu ko am na ñoo xam ne débat ba posé woon na bi Ousmane Tanor Dieng demee bi Ousmane Tanor Dieng génne àdduna mais après tout ñoom waxtaan nañ seen biir ba ñu juboo ba teg ko foofu léegi nag tey jii da ngay xool tey jii responsable yi nga xam ne ñoo séq loolu ak ñi nga xamante ne pratiquement ñoo am benn dayo bi ngir jiite boobu les parti boo génnee Serigne Mbaye Thiam génnee Aminata Mbengue Ndiaye peut-être Ablaye Wilane ngay indi donc amatul pratiquement responsable boo xamante ne mën nga ne kii poids politique bi am na ko pour mën a yóbbu fenn fi ci parti bi
loolu déjà c'est un problème parce que tey jii mi Aminata Mbengue Ndiaye Moustapha Diop Louga gis nañ ni mu ko fa def pratiquement Louga amatu fa doole Serigne Mbaye Thiam poids politique am ñëpp xam nañ ne il ne pèse pas lourd politiquement parlant donc mii ñoo xamante ne tey jii même boo leen dénkee parti bi yaakaaruma ñu mën koo génnee ci guute bi mu nekk nii waaye profilu kii di Serigne Mbaye Thiam jot na tamit ñu xool ko ba xam ndax mën ak profil bi mu amee ndax mën na yore lii di parti socialiste. xam nga ñun ñëpp mën nañoo yor parti bi mi Serigne Mbaye Thiam muy ñu mën ko yóbbu fenn ca kanam mais xam nga li nga yóbbu ci kanam tey ji comme ni benn image bi mu doon jël rek mooy oto bi nga xam ne dafay daw ci gannus ak oto bi daw ci tali xam nga oto bi daw ci gannus boo amee chauffeur bi gën a aay ci àddina bi day dig si suuf la jëm parce que fi mu dajale du bërëbam kii daw ci tali bi nag boo amee chauffeur bu nul sax bu góorgóorloo tuuti dana yóbbu oto fu mu jëm donc noonu la mel rek tey jii ñi nga xamante ne ñoo nekk ci parti socialiste parce que benn parti socialiste amatul mais ay parti socialiste ñoo am parce que bi mu xaajoo ñenn ñi dem wutali ji ci Khalifa Sall Aïssata Tall Sall ñu xamoon na ni mu amee doole ci parti mu dem retrait léegi mi ngi ci Macky Sall ñoom ñi ngi ci Macky Sall waaye tamit ñi ngi wéy di des ci parti bi donc nga gis kon mu doon am na ñetti pàcc ba ci ñeenti pàcc tamit Moussa Bocar Thiam kenn xamatul fu mu féete donc mi parti yoo xamante ni mi parti boo xam ne dañ koo saucissonné ba nga xam ne fi ñu toll nii doo comprendre ti fan nga war a féetee ndax parti socialiste bu ñoom Barthélémy Dias ak Khalifa Sall ngay waxal ndax parti socialiste bi nga xam ne ñoom moom la ñu reconnaître ba léegi ne mooy yuqu parti bi nga xam ne Aminata Mbengue Ndiaye moo ko jiite boobu nga yaakaar mu dem ndax beneen parti socialiste boo xamante ne ñoom dañoo bàyyi rek dem seen yoon comme Aïssata Tall Sall ak ñeneen ñi xam ne génn nañ boobu ngay gëm maintenant comme bi nga xamante ne ñoom lañ gëm ne ñoom la texte ñoo ànd ak texte yi ñoo wutu Ousmane Tanor Dieng boobu la ñuy d'accordal mais tey jii boobu en réalité bu ñu waxee dëgg coquille vide rek moo fa nekk jamono ji bu ñu waxantee dëgg dara desatul ci parti boobu parce que tey jii doon nañ mën a nangu parti boobu ñu mën a am espoir ne dina dundaat dina nekkiwaat su fekkente ne tey jii ku ci mel ni Khalifa Sall dellu si na ku ci mel ni Aïssata Tall Sall dellu si na ñoo xamante ne au moins politiquement di nga xam ne ñi am nañ doole Aïssata Tall Sall loo ko mën a bañ di nga xam ne Podor am na fa ay nitam Khalifa Sall Ndakaaru di nga ne moo ko moom Barthélémy Dias ku mel ni moom di nga xam ne moom tamit ay yeneen jeunes yu mel ni Youssou Mbow ñeneen ñu bëri ñoo xamante ne jeunes khalifistes yi bëri na ñoo xamante ne tey jii am nañ même bu dee benn nit wala ñaar nit yoo xam ne ñi ngi seen ginnaaw ak Bamba Fall Médina donc ñoo ñëpp je pense que bu ñu leen dajale waatoon def retrouvaille boo xamante ne grande famille socialiste ñooy dajaloo loolu mooy doon intérêt parti bi te je ne pense pas que mu doon loo xam ne dafa yomb te loolu fekk defuñu ko di wasaaroo di dem di tasaaroo yi dem ni ñi ànd ak Aminata Mbengue Ndiaye ñooñu xam nañ ne ñëpp politiquement peut-être côté bu ñu wax côté texte ñoom ñoo yor parti bi mais bu ñu wax côté poids politique pesé wuñu lourd ci balance bi ñoo leen ëpp doole waa kër Khalifa Sall ak ñeneen ñoonu ba tax na kon fi ñu toll nii pour ñu ne dañuy génne parti bi su guuta du doon lu yomb ci ñoom du doon lu yomb ci ñoom ginnaaw xajaloo gi nga xamante ni seetlu nañ ko ci boobile parti te yaakaar naa ni parti moom mbooloo moom moo ko yore ndax mbooloo moom mooy doore mais jamono bi Moustapha ñuy wax PS dafa nekk ci ay guute wax nga ko ginnaaw bu ma xam amee ay départ yooyu sax yàgg na yaa ngi koy wax fii ci lu ci mel ne Djiboka ku ci mel ni tamit Moustapha Niasse ñoom ñëpp ñu nekkoon ci parti socialiste waaye parti socialiste dafa mel ne yàgg na ak problème yu mel nii yi mu am nii bu mel ne que nii daf ko topp ci histoire daf koy topp maanaam jékki-jékki rek di am ay départ lan mooy problème bi en réalité lan mooy problème mu PS dëgg ba nit ñi di jékki-jékki rek di mer di gedd di génn di dem lan mooy problème bi réellement. gis nga loolu boo koy xool ma fausse du jar sax ñuy sori parti bu nekkee ci nguur ba ñàkk nguur gi gis nañ ko ci parti socialiste gis nañ ko ci PDS bu nekkee ci nguur ba ñàkk nguur gi dina am ñoom dañuy taxaw ne man damay dem wutali sam bopp am ñeneen ñu taxaw ne man kii ma doon àndal doyatuma léegi damay dem ma ànd ak nguur gi fi nekk ku nekk ak gis-gis bi ngay am parce que dañuy jàpp li leen boole woon mooy nguur gi ak bong-bong yi leen joxoon nga nekk ci nguur gi gisatoo ko léegi damay dem seeti leneen loolu loo xamante ne loolu luñ fi gis la depuis alternance bi mu ñëwee ba léegi ñi yàgg gis ñi di am ay départ mais dañuy signaler tamit avant loolu doon nañ gis ñoo xam ne dañuy génn mais ñu doon génn ñëpp ay kilifa lañu doon te buñ génne ku ci mel ni Djiboka ku ci mel ni Moustapha Niasse bi nga demee élection da nga am taxawaay bu am solo boo ci am et puis ñëw troisième Djiboka ñëpp gis nañ URD bi mu bokkee ci élection yi 2000 yi ni mu position bi mu ciy joué woon ba ñuy sax naan wax naan même suma jum 93 bokkoon na Djiboka 93 bokkoon na waaw donc kon nga gis kon ñoo xamante ne lañ bu ñu génnee dañuy am ay benn représentativité bu am solo boo xamante ne dañ koy am parce que ay kàngam ci politique la ñuy doon ay kilifa ci politique la ñuy doon maintenant léegi nag bu ñu ñëwee ci sa question bi nii xam nga tey ji problème bi ci li gën a graawal problème bi mooy dafa am koo xamante ne moo yoroon parti socialiste ñàkk nguur gi mu téye ko fu nekk nit ñi di demee fu nekk ku nekk di dem Ousmane Tanor Dieng téye nguur gi nekk opposé Abdoulaye Wade pendant 12 ans ku nekk di dem mu dese ak ñetti nit ñaari nit ñuy góorgóorlu di dem bien vrai que doon na dem élection di résultat yi di gën a wàcc
ñii di wax mais lépp lu ci mënti am rek teewoon na barke bi def ay amoon na mérite bi amoon na stabilité bi amoon na mérite boobu ak lépp lu ci mënoon ti am nekk ñëpp xam nañu opposition metti na mu toog mun ko amoon mérite boobu ba yàlla def ñu ànd ak Macky Sall ba ni ñu yeggaatee ci nguur gi par coalition maintenant léegi loolu nag bu amee ngeen yeggaat ci nguur gi dañuy supposer ne parti bi dafa jot pouvoir bi parce que ñu bëri bi ñu àndee ak Macky Sall ci coalition Benno Bokk Yaakaar ba yegg si dañ leen di considérer comme parti au pouvoir léegi bu ñu leen considérer comme parti au pouvoir parti yooyu nag tey ji ñoom dafay jafe nga bëgg a def bilan Macky Sall te doo leen boole si bilan bi kon tey ji ñoom ñi nga xamante ne mooy Aminata Mbengue Ndiaye mooy Serigne Mbaye Thiam ñoom tey ji dafay jafe nga def bilan Macky Sall te doo leen ci boole parce que ay ministre lañ ñooñu tey ji ëllëg dafay gauche ñu bëgg am seen candidat boo xam ne dafay jàkkaaroo ak Macky Sall wala koo xamante ci nguuru Macky Sall la nekkoon ni damay jàmmarloo ak moom pour jël réew mi donc loolu benn problème lay boo xamante ne mën nañ ko poser mën nañ ko jàkkaarloo ak ñoom maintenant nag concernant départ ak yooyu ñu ñaa gis muy gën a accentué bi nga xamante ne parti bi dafa ñàkk nguur gi bi ñëwaatee ci nguur gi tamit am ñoo xam ne dañoo gis ne parti bi dafa war di wéy di opposé ñeneen ñi gis ne parti bi dafa war des ci nguur gi loolu moo waral ñi nga xam ne d'accorduñ ci comme genre Khalifa Sall ak yooyu Barthélémy Diaz daal di dem seen yoon mi am parfois rek benn divergence boo xam ne dafay nekk ci côté vision wàllum politique dañuy gëm ne dañoo war a opposé ñeneen ñi gëm ne déet dañoo war a ànd ak nguur gi jiite waaw parce que parti politique la te parti politique moom ku ko wax moom conquête la au pouvoir mooy conquête jëm yore li nga xamante ni moom mooy pouvoir mais tamit su fekkee parti politique nga am beneen parti bu nekk au pouvoir nga ànd ak moom yaakaar naa tamit pour élection ñëw nga mën a taxaw di wax dafay xaw a contradictoire donc je pense que PS problème boobu bokk na ci problème yi nga xamante ni tey li mu nekk di ko dund loolu moom moo ko indi ñu wax ci leneen Moustapha muy wàllum APR tamit bëggoon naa ñu daal ci àddu ak visite bi nga xamante ni yenn ci ay député majorité yi nga xamante ni moom mooy député Benno Bokk Yaakaar dem nañu seeti Macky Sall fële ci présidence de la République jot nañ fa la waxtaan nag dañ ci bokk na ci li nga xamante ni moom mooy problème mu première vice-présidence bu Assemblée nationale ñu jox ko Abdou Mbow donc moom moo uutu kii di Moustapha Cissé Lo moomu nag daal nañu fay évoquer yëfam wàllam ci li nga xamante ni jotoon na fi xew ba ñu dàqoon ko ci APR Macky Sall ñu bëri dañu jàppoon ne nag Macky Sall dafa génne kii di Moustapha Cissé Lo ci vice-présidence bi parce que daf ko mere wala lu mel noonu wala sanction la mais Macky Sall ñëwaat na ci nee na Cissé Lo xaritam la frère am la te loolu lay mës a nekk te loolu la dénk ñi nga xamante ni moom mooy député yi nga xamante ni ña nga fa woon loolu lan lay wundu mais loolu lay mën a expliquer parce que au-delà des intérêts politiques wala au-delà de li nga xam ne moo leen boole politiquement ay nit la ñoo xamante ni bi mu gisul kenn bi mu doon jafe bi ñuy xuus ci biir dëkk bi doon wut moom la doon àndal kon kooku tey ji même su fekkee ne dem ngeen ba nga yaakaar ne position bi mu am ci wàllum politique arrangé wu la wala nekkin gi mu am ci wàllum politique dimbaliw la ci yow li nga bëgg ngeen séparé wu même bu loolu bu jógee sax seen diggante yi ñaar dafa war a des parce que li ko jiitu moo jiitu li seen diggante moo jiitu am gi moo jiitu président bi mu nekk moo jiitu loolu lépp affaire nit ak nit la daal affaire nit ak nit la waaw ba bi moo tax bi ñu bëri déggee sax ñu ne bi président yónnee na ko nit ci màggal gi xaw ma pour mu dem seetal ko ñëpp dañ ko war a rafetlu et ñiy xaar sax ne président dina jël tànkam dem seeti ji ko parce que koo xamante ne ba la ñëpp dawee ba mu mettee trop moom nga gisoon je pense que seen diggante mbirum politique wala deneen waru cee dox donc tey jii ëllëg bu ñu gisee Moustapha Cissé Lo gouvernement bii di ñëw wala président def ko ministre conseil warul mën a bett kenn parce que ñoom souvent xam nañ ne noonu lay demee parce que toujours da ngay gis koo xamante ne boo ko meree boo ko génnee après amoo foo ko di nga seet lu mu dee benn poste boo xam ne di nga ko jox mu jàpp ko te loolu xam naa ci li si kanam rawuli ga dinañ ko gis maintenant bu ñëwee ci rencontre bi amoon démb dafa am loo xamante ne rek man damay ñëw d'abord ci forme bi président dafa doon recevoir député majorité bi leen di recevoir mu recevoir leen palais donc une rencontre purement politique pourquoi recevoir leen permanence su parti APR am na question boo xam ne dañ koy poser parce que pour man mu recevoir leen permanence su APR moo doon gën a jekk question de parti la question de parti la waaw question de couleur la question de waxtaanu biir nekk la bu leen recevoir woon foofu nii dañu xam ne kat mais dafay poser débat bi ñuy wax rek mooy chef de parti ak président de la République souvent amalgame bi dafay ñëw te ñoom déjà boo waxee lu ñaaw ñu ne Macky Sall c'est une institution nga waxaat dara ñoo noonu c'est le chef de parti qui parle donc ñu confusion boobu ñu muy wéy di koy indi si bopp nit ñi parce que démb tey ji boo waxoon dara mën nañu président la wax parce que palais la toog foofu lañ ko tabb askan wee ko fa teg dañuy wax président de la République dañuy wax président de la République mais bu ñu wax da ngay gis ñu bind président bon xaw ma chef de l'État non kii la ñuy wax président au APR waaw mi ngi noonu donc mii mbir moo xamante ne rek pour man daal yaakaar naa ni
waroon nañ mën a def distinguo bi su ko defee nañ dimbali nit ñi bu baax a baax di moytu genre yi bu ko defee nga xam ne état la président la mu yem foofu ki nga xamante ne mooy chefu parti bi la bii recevoir bi wax waxtaanu politique am waxtaanu parti am mu defee ko seen permanence loolu moo ñu ëpp njëriñ mais bu ñu revenir ci question bi dox diggante Moustapha Cissé Lo ak Macky Sall nag da nga gis nettement que ni diggante la boo xamante ne man yaakaar naa ne am na ñagas-ñagas mais ci kanam tuuti dinañ retrouver dinañ daje parce que lépp nag seen biir la entre homme politique la et dinañ féewaloo ci suuf mais ci kaw dinañ féewaloo ci kaw mais suuf dinañ déggante. man jàpp naa ne li nga wax noonu sax jàpp naa ne ñoom ñaar dinañ retrouver wu ñu toog waxtaan parce que yaakaar naa li leen boole nag moo ëpp li leen tàqale donc ñoom ñaar fi ñu jaar ba dara dul dara ba bi metti ñuy dugg ci àll bi boobu ñoom ñaar kese la woon moo tax Cissé Lo fu mu daan taxaw day wax ne moom moo fal Macky parce que tamit bokk na ci ñi ko may fit ba Macky tey egsi fii mu egsi donc je pense que war nañ mën a ranger wu yenn wax yi wala yenn jëf yi nga xamante ni jot na fi jaar loolu moom mooy nit erreur mënul ñàkk te ànd boo gis des fois dina am ay divergences mais bu ñu toogee autour d'une table rek je pense que suñu waxtaanee dinañu trouver solution donc mais Macky Sall dafa waxaat beneen wax tamit ci palu ki nga xamante ni wala kii di Abdou Mbow donc moom nee na daf ko fa teg pour renforcer la jeunesse pour préparer la jeunesse à l'avenir donc tamit loolu tamit nekk na lu am solo maanaam ñu jël xale yi parce que bu mel ni gis que premier président assemblée nationale muy Moustapha Niasse donc moom mag la donc il faut tamit ñi promouvoir xale yi la jeunesse pour préparer à l'avenir parce que mu ñuy bàyyi rek xale yi noonu mag ñi nekk fi ba kañ. waaw loolu moom je pense que defoon nañ ci lecture semaine passée loolu lañ ko gisee woon sax ñu ne benn côté bi moom dañ koy rafetlu parce que dafay def promotion jeunesse di leen dimbali di leen taxaw pour wan leen ne mun ngeen am accès si yenn poste yoo xamante ne poste yu kawe la ci réew mi il suffit que ngeen gëm seen bopp rek ngeen liggéey ko donc côté boobu ñu ñëpp gis nañ ko mais beneen côté bi tamit wàllum politique ñëpp xam nañ ne Moustapha Cissé Lo mu wax ko bañ ko genre sanction lay nduru parce que xam ne da nga nekkoon ci parti bi ñu dàq la fa logique pour logique bureau ba mënoo faa desaat ñu la fay bàyyi donc dafay doon loo xamante ne il faut que sanction yi continuer mais daanaka léegi Abdou Mbow moo hérité poste boobu doon loo xamante ne bon amoon nañu si commencé doon wax ak ñiy jiixi jaaxa yooyu mais man damay jàpp ne rek poste bi ñu ko jox koo xamante ne la mi ngi bëgg a miin assemblée nationale xam na assemblée am na fa taxawaay donc yàgg na nekk ci bureau bi donc bu ñu ko joxee poste boobu lu war a mën a nekk la promotion jeunesse bi nag ñu ngi koy xaar mu gën koo lawal sax am na solo naam mais ñu ngi koy xaar mu gën koo lawal ba yeneen poste yi nga xamante ne pourquoi pas poste président assemblée nationale pourquoi pas yenn poste ministère yi pourquoi pas yenn poste direction yi yooyu yëpp ñu ko fay xaaree mu dugal fa jeunes yi parce que Sénégal on a pas mal de jeunes compétents yoo xamante ne bëri na ay postes yoo xam ne mën nañ ko occuper mën nañ fa téye dafa ay résultats yu am solo. non am na solo de comme ni ma koy faral di waxee rek Moustapha boo demee fële ci Europe ñoom mag ñi xale yi la ñuy gën di jox yenn poste de responsabilité yi même mag ñi sax boo leen waxee foofu noonu dañuy wax ne dañuy jox xale yi ñu def seen temps mais fii boo fi ñëwee mag ñi dañ naan la non dañuy gunge xale yi. donc du ñu bëgg di bàyyi ñoom du ñu bëgg di bàyyi xale yi ñuy diriger donc je pense que il faut ñu changer xalaat boobu jox xale yi ay poste de responsabilité yoo xam ne si nii tey parce que tamit yaakaar naa xale moom moo wala jeune moom moo mën a yóbbu réew ci kanam ci côté développement parce que réew moom su fekkente ni réew mu amul ay xale sax dañuy wax ne réew mi mënul développer donc loolu c'est important donc jeunesse bi ñu jox leen benn dayoo bi nga xamante ne war na ci ñoom xam naa li ñu cër lañ ci waxtu daal rek jeex na ñaari sujet yooyu la ñu indi woon tey pour waxtaane woon ko muy wàllum PS ak li nga xamante ni moom mooy Moustapha Cissé Lo Macky Sall seen diggante ak li fi jot a xew seen rencontre bi nga xamante ni def nañ ko ni ki samedi mu doonoon ci diggante député yi après Benno Bokk Yaakaar yi ak président Benno bu APR donc muy Macky Sall nooy jeexale waaw li may jeexalee rek Mahfous mooy di wax njiitu réew mi ak képp koo xam ne tamit da ngay yor di joxe ay ndombal tànk ñuy bàyyi xel ndaw yi am nañ fi ay ndaw yoo xam ne am nañ compétence bi am nañ xarañ gi mais parfois dañ leen di fàtte teg leen ci wet gi yaakaar ne seen i at mayu leen que ñuy bañ a jiital compétence donc à chaque fois que muy mag wala muy ndaw il faut que parfois ñuy bàyyi xel compétence bi lu am solo waxuñu nag ñu fekk ndaw boo xamante ne amul dara ci xam-xam ñu ne nañ ko jël teg ko place su kilifa gi wala affaire yooyu déedéet ndaw moo xam ne am nga xam-xam nañ la teg place bi nga mérité bañ naan ndaw la rek duñ ko fi teg. ci kon mi ngi noonu Moustapha di la jaajëfal bu baax waaye tamit di remercier bu baax Dóor waar moom moo nekk ci wàllum technique bi ak réalisation bi waaye kenn du yéen ñi nga xamante ni yéen a ñuy topp suñu ay programme fii ci Sunugal 24 nekk ci biir réew mi ak bitim réew di leen jaajëfal di leen jox dig daje suba incha allah beneen plateau ak yeneen actualité.
Vous êtes témoin d'un événement où vous avez des informations d'intérêt national. Vous pouvez filmer et envoyer par email à infosunugal@gmail.com ou contacter le 78 140 56 56 disponible sur WhatsApp. moo xam da nga fekkee xew-xew moo xam da nga am information boo xam ne da nga bëgg ñëpp jot ci ni ngay def yomb na yónnee ñu ko sunu adresse mail bii di infosunugal@gmail.com wala nga wooñu su numéro 78 140 56 56 mbaa nga yónnee ñu ko WhatsApp ci boobilee numéro boo ko defee àddina bi yëpp dinañ ci jot Sunugal 24 yéen nañ fi nekkal.